الحمد لله ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانه وتعالى هو الفاعل المختار الواحد القهار لا راد لحكمه ولا مفر من قضائه يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والصلاة والسلام على من خصه الله سبحانه وتعالى بالتقدم على سائر الأنبياء والمرسلين وجعله سيدا للأولين والآخرين وجعله فاتحا للنبوة وخاتما لها فهو الفاتح والخاتم الذي فتح الله بوجوده الوجود وختم بظهوره النبوة والذي فتح الله بظهوره الولاية كما ختم بظهوره النبوة سيدنا ومولانا محمد الداعي إلى الله بإذنه بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى على من جعله الله سيدا للأولياء وممدا للأصفياء وخصه بمقام الختمية وبمقام الكتمية اللذان هما أرفع وأعلى وأجل مقام في الولاية وما بعدهما إلا مقام النبوة سيدنا وشيخنا ووسيلتنا إلى ربنا وقرة عيوننا وقوت أرواحنا وقلوبنا أبي العباس مولانا الشيخ سيدي أحمد ابن مولانا محمد الحسني التجاني رضي الله عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yu tedd yi ci jotaay bu tedd bi yéen ñi baaxoo di ñu topp ci chaîne bi ñuy tudde Daaru Salaam Ngool maa ngi leen di nuyu yéen ñépp te di nuyu mbooleem jullit yi ak mbooleem taalibe yi waaye di nuyu réewum Sénégal yépp di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk diine ji ak ñi ŋànk tariqa bi ak di nuyu ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ñoom ñépp bàyyiwuma kenn tey jii nag ñu ngi bëgg a waxtaane loo xam ne dafa tolloog actualité ci tariqa at-tijaaniya tolloog it actualité ci lislaam muy diggante weeru muharram ak weeru safar ak lenn ci ay maqaama yu yàlla jagleel Mawlana Cheikh Seydi Ahmed at-Tijaani ñu bëgg wax ci loolu tuuti fàttali ko suñ bopp fàttali ko itam mbokki jullit yépp bu ko defee nag ñu xam ne weer wi nga xam ne ci lañu nekk
muy weeru safar alxayr tombe naag lu rëy rëy ci lislaam waaye tombe naag lu rëy ci at tariqatu tijaaniya Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani mi nga xam ne mooy boroom tariqa bi ci diggante weeru muharram ak diggante weeru safar sun boroom da ko cee may yu rëy yoo xam ne moo gën a rëy ci ay mayam moo gën a rëy ci ay mayam ndax Sidi Ahmad Tijaani mu ngi juddu ci gannaaw gëstu yu wér yu ñu teg ci waxi kàngami tariqaam bi mu ngi gane àdduna bésu alxames ci fukki fan ak ñeent ci weeru safar loolu tombe woon ak atum junni ak téeméer ak juróom fukk muy 1150 ci gàddaay gi waaye boo ko delloosee ci ati tubaab moo di ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin 1737 14 safar 1150 tombeek 21 juin 1737 di bésub jeudi date boobu ci la Mawlana Cheikh Seydi Ahmad Tijaani feeñ ci àdduna waaye mu ngi génn àdduna encore bésu alxames ci suba alxames bi mu gane àdduna ci bési alxames boobu la gane àdduna ci la génn àdduna itam mu niroog maamam yonent bi lool moom mu gane àdduna altine waaye mu génn àdduna alxames 17 shawwal 1230 shawwal mooy weeru kori waaye itam moom Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu loolu mu ngi tombeek 21 septembre 1815 nga gis ne bu dee ci ati tubaab yi la mu ngi dund 78 ans muy tur yàlla bi ñoo xakim mooy aji xereñ nga xam ne xakim boobu lépp mu ngi denc ci biiram waaye bu fekkente ne nag ci atu lislaam la day tolloog 80 ans juróom-ñett fukki at loolu itam di allahu wahaabu muy bu dee ci ati tubaab xakiimu lay jàpp bu dee ci ati jullit mu ngi doon dégg nga allahu wahaabu léegi nag ci biir 80 ans yooyu bi mu amee 46 ans tombeeg 1196 ci dundam nga xam ne léegi am na 46 ans te 46 mooy limu tur yàlla yu ñuy wax waliyun ci 46 ans yooyu moom Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani ci la jot tariqa tijaan ci la ko maamam yonent bi jox tariqa bi loolu tombeek 1781 tariqa tijaan mu ngi feeñ ci àdduna 1781 boobu sëriñ bi mu ngi am 46 ans waaye bi mu amee 50 ans mu di 1200 nga xam ne siècle l'islam boobu jeex na ndax moom fekke na ñaari début siècle yépp bu dee siècle islam bi dund na ci 30 ans bu dee siècle ati nasaraan yi dund na ci 15 ans mais ñaari siècle yooyu bopp siècle bu ne am na ci maqaama bu ko ci yàlla jagleel ñu xam ne kon mooy leeru
siècle boobu ci jëmmi zahiram. moom Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane bi mu amee 50 ans muy tolloog 1200 ci ati gàddaay gi ci weeru rajab ci la jot maqaama qutbaaniya al qutbaaniya. qutbaaniyatu boobu mu ngi ko jot bu dee ci ati nasaraan 1785. nga gis ne dundam gi yépp dafa am ay takk ak i pàttaliku. loolu moo waral liy gën a tegtale ne qutbaaniyatu bi mu ngi ko jot ci 1200 hijriya. boo demee ci rimaax da nga gis Mawlaana Cheikh Umarul Fuuti wax na ne sëriñam Cherif Seydi Mouhamadul Ghali wax na ko fekk ñu nga ca Makka ak Madina ci ardu Hijaaz ne ko Cheikh na Ahmed Tidiane def na ci maqaama xawsu te xawsu mooy xutbu bi nga xam ne mooy xutbul xaws. buñ ne xutbu rek sax daanaka dinañ koy tuddee kudul xawsu, mais dëgg-dëgg xutbu bi ñuy wax mooy xutbu zamaan moom dañ koy tuddee xawsu. buñ nee xawsu rek dañu xam ne mooy xutbu zamaan. nee na cheikh am na ci xawsaaniya fanweeri at toog na ko ci di nekk xawsu. kon boo seetee bu juddoo 1150 bi mu amee 1200 bi mu juddoo 1150 buñ demee ba ci 1200 ci la cheikh di am 50 ans. nga gis ne mu ngi génn àdduna 1230 kon nga gis ne 30 ans yi mu ngi commencé ci 1200. kon 1785 ci la Mawlaana Cheikh Ahmed Tidiane jotee maqaama xawsaaniya. waaye nag biñ demee ba mu jógee lii yëpp boobu Algérie la nekk. ci Algérie la jote tariqa bi, ci Algérie la jote alqutbaaniya. waaye nag bi mu jógee Algérie ba ñëw Faas mu ngi jot maqaama xatmiya ak maqaama katmiya ci weer yi nga xam ne ci lañ toll ñu leen di tuddee al ayaamu tijaaniya. benn bi di 12 muharram mu ngi jot maqaama xatmiya ci diggante guddik ahad guddik dimaas. 12 muharram 1214 loolu mu ngi tombe woon ak loolu ci ati gàddaay gi la, waaye mu ngi tombe woon ak 15 juin 1799 ci ati nasaraan. le 15 juin 1799 ci ati nasaraan moom moo tombeek date bi Mawlaana Cheikh Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu jote woon maqaama alxatmiya. gannaaw loolu nag ci même at mi tombeek lundi bésu altine fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar, weer wi nga xam ne ci lañ nekk nii di tombeek atum 1214 ci la Mawlaana Cheikh Seydi Ahmadu Tijaani radiyallahu anhu éege nag ci maqaama alkatmiya. loolu mu ngi tombeek 21 juillet 1799 ci li nga xam ne mooy ati nasaraan. bu boobaa nag xatmiyatu ak katmiyatu di ñaari maqaama yoo xam ne ñoo gën a kowe ci mbooleem maqaama yi yàlla di may góori yàlla yi. góori yàlla yépp seen maqaama yi ku nekk am nga maqaama bu la yàlla may boo egg, waaye nag maqaama xatmiyatu ak maqaama katmiyatu ñoom ñi xam tasawuf, ñi xool nit góori yàlla yi wax ci maqaama yi góori yàlla yi, xam nañ ne waliyu yi kenn ku nekk
ci biir wilaaya dafa am cër bu la yàlla may mooy sa cër waaye ñoom ñëpp dëppoo nañ ne wali yu yemuñ dañoo sutante dëppoo nañ ne itam wali yu yàlla yépp am na ci ñoom benn wali yu boo xam ne ni sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mel ci biir yonentu yi benn wali yu boobu noonu lay mel ci biir wali yu yàlla yi wali yu boobu nag mooy ki nga xam ne yàlla jox na ko maqaama alxatmiya al kubra ak al maqaama al katmiya ñaari maqaama yooyu benn maqaama féetiwu leen kaw ci wilaayatu lu dul maqaama nubuwa rek bu ko defee nag ñaari maqaama yooyu yàlla jagleel na ko Mawlana Cheikh Sayyidi Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu moom mooy boroom alxatmiya te it mooy boroom alkatmiya loolu nag yàlla jox na ko ko ci lu leer naññ am na benn lettre bu mu bindoon waa Laghwaat danaa ci egsi waaye balay loolu danaa junj rek dara pour leeral mbokki taalibe tijaan yi pour naka lañ mën a déggee tuuti xatmiya ak katmiya te xatmiya ak katmiya dafa am ay junj yu kawe yu ci nekk ci dat yi ni mu ko jote rek ak ci weer yi ni ñu ànde boo xoolee weeru muharram bi nga xam ne ci la cheikh jote maqaama bi muy weer wi njëkk ci at mi ci weeru muharram boobu bi mu paasee ba am fukki fan ak ñaar mu door a jot maqaama bi te fukk ak ñaar muy lim bu am solo ci lislaam ndax da nga gis baatu dëgg bi nga xam ne ci la ñuy dugg ci diine muy laa ilaha illa allah boo xoolee xaraf yi fukki araf la ak ñaar baat bi nga xam ne mooy dëggal dëgg alladi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi mu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama boo defee muhammadu rasulullah araf yi moom it mu ngi lay jox fukki araf ak ñaar nga gis ne numéro boobu di 12 guddi gi fukki waxtu la ak ñaar bëccëg fukki waxtu la ak ñaar ala kulli xaal bari na loo xam ne jàpp na 12 sirru boobu bokk na ci li tax yàlla may Cheikh na Ahmad Tijaani maqaama xatmiya ci dat boobu waaye nga xool ci 12 yooyu le nga génn ci 12 muharram boo génnee 12 ci 30 mu des 18 ndax weer wi fanweeri fan la léegi mu eggali 18 ci muharram muy weeru tamxarit weeru safar wi dal di ñëw mu jël ci 18 ca 18e ba yàlla jox ko maqaama alkatmiya mu desal ci boobu weer beneen 12 nga gis kon diggante ñaari maqaamaam yi mu am ci biir ñaari weer yi maqaama yi ñu ngi làqu ci diggante ñaari 12 bii 12 avant bii 12 après boo boolee ñaari 12 yi muy 24 boobu ku waafe ñaari maqaamaam yi muy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah loolu ramz la junj la bu xóot waaye boo li gën a yéeme mooy boo génnee 18 ci safar mu des 12 ci weeru safar wi bu weeru safar dee bi ci topp mooy rabiul awal mooy weeru gàmm ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna nga dem ba ci 12 rabiul awal encore yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la gane àdduna am na ñu wax ne it ci 12 rabiul awal boobu ci la génn àdduna nga gis ne kon beneen mbir a ngi foofu 12 yi des ci safar boo ci tegee 12 yi nga xam ne moom ngay am ci rabiul awal muy weeru gàmm muy 24 encore
di taxawaat di laa ilaha illallah muhammadu rasulullah. wa ala kulli xaal lépp mbiri waliyu yàlla yi moom lépp rek ay ishaaraat la, ay junj la yu xóot a xóot. waaye da ngay gis ne Mawlaana Cheikh Sidi Ahmed Tijaani radiallahu taala anhu ci maqaama xatmiya ak katmiya, alxatmiyatu firiwul ne boroom mooy aaxirul awliya, firiwul ne boroom moom mujj a feeñ ci waliyu yàlla yi ci jëmm, donte nag ci maanaa loolu lay tekki, mais mën naa bañ a tekki loolu ci jëmm. ndax nit mën ngaa moom kër gi mais nga ànd ak nit ñi ci kër gi njëkk leen a dugg, walla nga ànd ak ñoom duggandoo, walla nga mujj a dugg. almuhim mooy doonal boroom kër gi rek, nga xam ne daal yow yaay ubbi yaay tëj, kuy toog yaa koy naan toogal fii, koo bëggul mu dugg du dugg. kon nekk gi nga nekk boroom kër gi moo am solo, mais firiwul ndax yow yaa njëkk a dugg walla yaa mujj a dugg walla déedéet. moo tax maanaam xatmiya ci suufiyanke yi mooy koo xam ne dafa dajale mboolem maqaamaatul wilaaya, maanaam moo di ala martabatin fil wilaaya. léegi nag wala yusharikuhu fiha ahadun min al awliyaai laa qablahu wala baadahu. loolu rek mooy maanaam xatmiya bu ko suufiyanke yi waxee rek loolu lañ ci jublu. mooy ne waajoo xam ne moom bu doon wilaaya dañ koo séddale ay pàcc-pàcc, kenn ku ne am ci wàllam. bu doon jëmm la ñu ne kii jot na loxo bi benn loxo, kii jot benn loxo, kële jot bopp, kële jot dënn, kële jot tànk, kële jot biir, kële jot ñu séddale cër yi ba jëmm ji jeex. kenn ku ne la nga am moo di sa cër. am maa nag bu ñu jëlee cër yooyu yëpp dajale ko ba mu nekkaat jenn jëmm ñumm, ñu teg ko ci loxo kenn, loola mooy maanaam xatmul wilaaya. mooy ki nga xam ne kaste na wilaayatu, mooy dajale na wilaayatu, wilaaya yëpp daje na ci moom. loolu la ci suufiyanke yi jublu. wax bu nekk nag ak fànn bu nekk ñooñi fànn ba ñoom ñoo cay marja, ñoo cay delluwaay. nañu firee wax ja ak nañu ko tudde rek loola moo di seen jubluwaay. bu boobaa baat ba la muy firi dégg nga konte wut, la konte mooy maanaami ak lan lañ ci jublu. loolu la ñuy wax al istilaax. loolu moo waral gis nga naxwu, jàngikati naxwu am nañu seen istilaax, jàngikati fiq, usulul fiq, dégg nga mustalahul xadiis, borom siira yi, waaw fuqahaa yi, mufassiruna yi. boo demee ci ñuy jàngale dégg nga xam-xami balaaxa, ak ñi nga xam ne dañuy jàngale luga, ñiy jàngale sarf, kenn ku nekk am nga ay istilaahaat yoo xam ne da nga koy utiliser muy ay baati arab. bu boobaa baat ba yow miy déglu boo dégloo prix mi du bokk ak ñoom lan lañ jublu ca prix mi. moo tax suufiyanke yi dañoo am ay istilaahaat ci ay baat yoo xam ne bu dee baat yi rek nga firi doo dégg maanaam. léegi nag boroom xatmiya mooy koo xam ne am na maqaama bii ma wax nii, te kenn du bokk ak maqaama kenn du bokk ak moom maqaama bi, du ña ko jiitu duñ ñëw ci gannaaw. lii mooy xatmiya. xatmiya boobu nag nga xam ne moom la yàlla jagleel Cheikh na Ahmed Tijaani radiyallahu taala anhu. ba tey ñoom suufiyanke yi dañu séddale wilaaya benn séddale bu rafet. dañ ne wilaaya dafa am ñaari xaaj. wilaaya zahira moom la ñuy wax al wilaayatu sughra, mooy wilaaya gu ndaw gi. ak al wilaaya al baatina mooy wilaaya gu mag gi, moom la ñuy wax al wilaayatul kubra. maanaam
koo xam ne waliyu zahir la ak koo xam ne waliyu baatin la